mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi ñu ngi dellu si waat tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz l'officiel ñoo waxtaan si ak yéen mbokk yi ci doomu jàngoro bu ñuy wooyee Covid-19 ak fuñ ci tollu ak lu ñu fas yéene def ci fan yi ñëw nii bu ci njëkk mooy masawu ñëpp ci nattu bi di jaajëfee nag tout le corps médical autorité sanitaire yi particulièrement ak autorité administrative yu nga xam ne ni ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour mën a xeex doomu jàngoro boobu di Covid-19 mbokk yi nag tey moom du ma wax ci waxu denrée alimentaire du ma wax ci waxu koppar du ma wax ci ay waxu bon Auchan kooku dinaa si delluwaat le moment venu dinañ ci waxaat fu ñu tollu tey nii mooy ñoo waxtaan ak mbokk yi ci gravité ou situation bi surtout fii au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur bugguma woon teel a wax parce que ma jàpp ne woon ni que ministère de la santé ñu ngi def liggéey bu jéggi dayoo te ñu ngi ci féliciter tout le personnel du ministère de la santé di ci jiital seen kilifa le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr di ko jaajëfee fii ci commune yu Mermoz Sacré-Cœur nag may biiralaat wax ci dañu bëgg mbokk yi ñu gën a góorgóorlu ci taxawaay bi ñu gën a def seen kéemtalaay kàttan pour xeex lu fi nekk à la date du 23 avril 2020 commune de Mermoz Sacré-Cœur dafa bokk ci fu ñuy wooyee Dakar Ouest cas yu nga xam ne nii nekk kon na fi ci commune bi yàlla nag def ci sutura ba crise bi commencé ba tey daanaka lu tollu ci 10 personnes infecté nañu du Covid-19 dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur fii biir Mermoz lu tollu ci juróomi doomu aadama la yàlla nattu ñu amoon doomu jàngoro bu ñuy woowee Covid-19 yàlla def ci sutura juróom ñett ñooñu yëpp wér nañu ba génn hôpital delluwaat seen kër ci cité Kër Gorgui amoon na ñetti doomu aadama yu yàlla tegoon nattu boobu yàlla teggil leen nattu boobu ñibbi nañ tamit seen kër ci Sacré-Cœur nag yàlla defoon mu am ñaari nit yu yàlla nattu woon ak doomu jàngoro boobu yàlla def kenn ki wér na delluwaat na këram keneen ki mi ngi ci hôpital ba tey te ñu ngi koy ñaanal yàlla suturaal ko yàlla may ko jàmm mu mën a delluwaat ci njabootam su ngeen gisee loolu ma koy wax parce que ñu bëri ñu ngi dëkk fii ci commune de Mermoz Sacré-Cœur di fi yeewu ñu foog ne ni doomu jàngoro bu ñuy woowee Covid-19 nekku fi mi ngi fi nag mi ngi fii te mi ngi ci gox yépp kon nag ñu ngi ñaaxaat mbokk yi na ngeen téye seen doom yi parce que xale yi dañ leen di woowee des porteurs sains daanaka du ñu am ay symptômes wante dañuy dëkk di génn di fo toute la journée ñoom suñu duggee nag seen kër yi ñoom ñoo mën a wàll seen ay wójur ñoom ñoo mën a wàll seen ay maam ñoom ñoo mën a wàll tamit seen dëkkandoor yi donc confinement bu leen di état di ñaax yéen mbokki commune de Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi leen di ñaan ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam wante tamit ci tiitange ak jaaxle tey leen seen doom yi école amul jumaa yi jàkka yi ak église yi tëj nañ leen wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi ci kër yi nañu toog ci kër yi ndax ñu mën a dimbali le personnel sanitaire cette crise est assez sérieuse yàlla ngi ci def sutura ba tey wante kenn xamul ëllëg nu muy tëddee moo tax mbokk yi ñu leen di ñaaxaat respecté leen confinement bi moo tax ñun ñii conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur ñu def ci effort génn ay koppoor yu takku jëbbal leen ko ci ay denrées alimentaires daanaka ci ay dund
ndax nit ñi mën a toog seen kër yi dëgg la naam doyul wante tamit ñu ngi xaar ndimbal bu jóge tamit ci état jébbal leen ko tamit di ci jaajëfe tamit le gouvernement du Sénégal ci initiative boobu te wax naa ko tamit conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur du yem ci loolu kese su ñu paree ak ndimbalu état am na ay secours koppar yu conseil municipal du Mermoz Sacré-Cœur di jébbal askanu gox gi suñ ci paree tamit dinañ tamit jébbal askanu gox gi ay bons Auchan loolu yëpp pour nit ñi mën a toog seen kër yi su ngeen gisee ma insister parce que ku leen waxoon Mermoz Sacré-Cœur amoon na 10 cas du ngeen ko gëm kon ci 10 cas yooyu daal wax dëgg yàlla ñu ngi dolliwaat di santaat yàlla bu baax a baax di jaajëfee nag le corps médical du Sénégal yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay seen yéene ak seen Pastef parce que ci 10 cas yooyu daanaka juróom-ñeenti nit yàlla def na ci sutura ba ñu génn hôpital delluwaat ci seen njaboot yi mu des fa kenn rek ci hôpital bi te am na yaakaar tamit dina ñibbi delluwaat ci njabootam mbokk yi moo tax ci semaine buy ñëw nii mercredi le 29 avril incha allah dinaa jël benn arrêté municipal le port du masque sera obligatoire dans toute la commune de Mermoz Sacré-Cœur góor ak jigéen mag ak ndaw ci kër wala ci biti ci oto wala ci transport public ci jardin public wala ci bopp koñ fu munti doon le port du masque sera obligatoire soo ngeen gisee mën na leen mercredi le 22 avril parce que mënuñu wax nit ñi da ngeen di sol ay masque te xamuñu ñoom est-ce que am nañ ay masque wala est-ce que am nañ njëgu masque waxtaan nañu nag ak ay spécialistes suivre nañ information yi gis nañ effectivement que ay tailleur ñu ngi defar ay masque ñu ngi leen di jaajëfe wante masque yooyu lu ñu wax dañu nekk masque yooyu xaw ma nu ma koy faram-fàcce ci wolof c'est palliatif daanaka day wàññi feebar bi daanaka am na fu mu amee solo wante loolu efficaceul comme lu ñuy woy les masques chirurgicaux yi nag mooy yii nii te masque yooyu nag gis nañ sax ay dëkk yu am doole daanaka ñoom sax ñoo ilif àdduna bi tey ñu nekk seen biir di tabante dëmm ci ay masque donc masque yooyu am na solo lu ñu mën a dimbali ñun tey mooy dépistage ak masque dépistage yi dinaa ci delluwaat parce que foog ñu def benn plaidoyer envers le chef de l'État ñun bëggoon nañ jënd ay kit de dépistage ñu ngeen xam ne ni ñëw nañ fii ci mairie bi proposé ñu kit yooyu ne nañu dañu doon xaar avalu ministère de la santé commune de Mermoz Sacré-Cœur naroon na commandé 10 000 kits de dépistage moyennant 3 750 francs de kit mooy 37 500 kit yooyu dañ leen naroon dugal suñu biir poste de santé yi liggéey tamit avec le médecin chef du district pour jéem a xool nu ñuy dépister les populations de la commune malheureusement kooku di docteur sénégalais nee na daanaka ministère bi joxu ko quitus wala feu vert pour mu mën a commencer di commercialiser kit de dépistage yooyu kon nag ñu ngi ñaax daal gouvernement bi mu dimbali ñu ci loolu parce que kooku moom daanaka gis nañ ko ci yeneen dëkk yi particulièrement Allemagne fépp fu ngeen xam ne ni def nañ fa des kits de dépistage te mu am ay initiative de dépistage gis nañ ko foofu feebar bi dafa wàññeeku bu baax a baax te docteur Raoult tamit fële ci Marseille moom tamit daf ko wone waxe ko te jëfe ko kon nag ñu ngi ñaax ministère de la santé particulièrement mu jàppale ñu ci autorisation yooyu ndax communes yi mën a commander seen kit mais masques yi je répète à partir de mercredi le 29 avril inchallah le port du masque sera obligatoire ñun commune de Mermoz Sacré-Cœur dinañ lëkkaloo ak waa Croix-Rouge dinañ def porte à porte di dugg ci kër yi dinañ teg tamit ay points de distribution de ces masques 50 000 masques ont été commandés par la commune de Mermoz Sacré-Cœur moyennant bien sûr le masque à 500 francs wax naa ko di biralaat wax ji nee naa fu ñu toll nii xaalis compté wul lu compté tey mooy aar ay doomu aadama dëgg la nag dëgg naa ay nit ne ma foog ma jàppale ndaw yu nekk ci gox yi doon ay tailleur ndax ñu mën a ñawlu ay masque dégg naa leen wante dama bëgg a wax ji leer fu ñu toll nii
wutuñu ay création d'emploi fu ñu toll nii dañuy xool nu ñuy aaree ay bakkan wante ceci étant dit nous allons commander plus de 10 000 masques ñu nga xam ne ni ay tailleurs ñoo koy liggéey masques yooyu dinañ ko surtout jox xale yi parce que comprendre nañ que effectivement xale yi suñ leen joxee ay masques yu mel nii day gaaw yàqu seen loxo yi te comme xale yi yàlla dafa def ñu nekk ay porteurs sains wante ñoom ñoo nekk ci jardin yi di basket di football ñoom ñoo nekk ci bopp koñ yi naan seen ataaya dinañ distribuer tamit certes des masques artisanaux mais les masques chirurgicaux et kooku moom nous allons en faire une priorité mais rappelez bii mooy suma 11e année en tant que maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur képp ku ma xam ci produit pharmaceutique bu may jëbbal at bu nekk poste de santé bu nekk dafa am ay médicaments yu ñuy woowee générique am ay médicaments yu ñuy woowee IB mooy initiative de Bamako man mii Barthélémy Dias du ma naan IB suma ay doom du ñu naan IB donc awma sañ-sañ di gestu askan bu ngeen xam ne ni ñoo ma fal am ci man yaakaar ma leen di jëbbal IB te waa poste de santé yi ñu ngi may dégg at bu nekk ay générique yu takku lay jënd tekku seen loxo parce que moom laa yéene suma askan parce que dama am yaakaar ne que suma askan lu baax la ñu namm kon nag mbokk yi ngeen may ma nag ma def un plaidoyer particulier à monsieur Macky Sall tudduma ko nag crise bi bu mu amee ba tey ñu ngi koy jaajëfee di ko ñaax nag commune yi y en a 554 commune de Mermoz Sacré-Cœur mën na am 25 millions bu muy jëndee ay masques chirurgicaux pour 50 000 wante commune ñu ko fi am bëriwul te képp ku sa xam-xam màcc xam nga ni que lii mooy masque bu baax bi bu ci des ñàkk pexe la wante bii mooy xel bii mooy lu baax te situation bi bugguma ci sori parce que je ne suis pas habilité à parler de la situation du district wante sénégalais yi suñu gisee chiffres yu may gis seen xel dina tey moo tax président Macky Sall heure bu muy wax ak yow nii gouvernement français décidé na chaque jour bu yàlla di sàkk ci crise bi day jëbbal au personnel médical 500 000 masques parce que nit ki balaa nga ne naam ne fa xeex bi am na solo joxe ndimbal bi ci ay dund am na solo wante foog ñi ñi def mën a fagaru moo tax ma lay ñaax ci yar ak teggin na état Sénégal góorgóorlu wut ay masques dugal ko Sénégal bu ci des même masque yuy mairie bi di commandé à 500 francs le masque dafa cher masque bi dañu ci noonu góorgóorlu bu mu fay douane bu muy dugg te tamit na état tamit taxaw ba nga xam ne ñu nekk ci commune bi di bëgg a spéculer ci masque yi état bi mën leen won boppam ndax ñu xam ne ni que fu jamono toll nii liggéey xaalis taxu ñu jóg lu ñu tax a jóg mooy aar ay bakkan mbokk yi fu may daanale nag di ñaaxaat encore askanu Mermoz Sacré-Cœur nañu góorgóorlu ci couvre-feu bi jekk na macha allah seen taxawaay ñu ngi gërëm tamit waa commissariat de Dieuppeul ci seen taxawaay wante ñu ngi ñaax surtout les jeunes situation bi dafa sérieuse góorgóorlu leen ci couvre-feu bi góorgóorlu leen ci couvre-feu bi parce que da ngeen nar a aar seen bopp yi aar seen wóojur yi aar seen maam yi aar seen rakk yi aar seen dëkkandoor yi toog leen seen kër yi te yàlla tax ngir yàlla toog leen seen kër yi ngir yàlla mbokk yi ñu ngi annoncé que xale yi tamit ñu nekk ci mbedd bi ku ñu mën a dimbali ci génne leen ci mbedd bi surtout par rapport ak taalibe yi taxawaalu am nañ benn lieu d'isolement mooy le centre bu ñuy woowee CLAC mooy centre socio-culturel bu Sacré-Cœur 1 foofu lu ñu bëgg a yóbbu xale yi te man mii semaine bi dinaa fa dem dinaa fa yóbbu ay denrées alimentaires ndox ceeb suukar ak lépp lu xale yooyu soxla ndax ñu bàyyi mbedd bi toog ci centre de socio-culturel boobu di ci gërëm di ci sant bu baax a baax madame le maire de Dakar Soham El Wardini bu ngeen xam ne ni moom moo ci mbaaxam daal di jël le CLAC bu Sacré-Cœur 1 teg ko à la disposition des enfants de la rue ndax ñu mën leen fa génnee bu ci des tamit mooy ci commune Mermoz Sacré-Cœur amul hôtel wante dinañ wut tamit benn centre bu ngeen xam ne dinañ fa teg ay lal dinañ fa teg ay télé dinañ fa teg lépp lu ñu fa nar a teg ba ngeen xam ne ni bépp doomu gox gi bu ngeen xam ne ni dañu am xel ñaar que am nga wala amoo doomu jàngoro boobu ñu mën la fa confiner ci quarantaine
ndax nga bañ a doon menace ci sa dëkkandoor ci sa mbokk yi ak tamit ci sa bopp. lu may wax dafa am solo parce que tey fii biir Mermoz Sacré-Cœur bëgguma tudd tur parce que amul solo wante ñu may waxal xam nañ seen bopp te ku may waxal tamit xam na boppam parce que jëbbal naa fa nit te dama bëgg lu mu def na ci delluwaat parce que kooku day diriger benn société boobu mi ngi ci VDN. Société boobu sorewul benn restaurant bu siiw bu nekk ci gox gi bu ñuy woowee l'endroit. Société boobu yàlla def mu am ci benn ci employé bu am doomu jàngoro boobu bu ñëwee Covid-19 kooku dañ ko testé positif directeur société boobu daal di jël ñëpp ñu fay liggéey wax leen nañu ñibbi seen kër kooku c'est une réponse et une réaction irresponsable parce que am ngeen ay numéro de téléphone ñu leen jox xam ngeen autorité fu ñu nekk moo xam police gendarmerie sous-préfecture district sanitaire mairie ñooñu employé yi fa doon liggéey ñoom ñëpp dañ leen a teg quarantaine te loolu mooy recommandation yi ak yooyu mooy conseil des autorités sanitaires et administratives. Donc je demande respectueusement au directeur de cette société qui se trouve sur la VDN pas loin d'un restaurant qui s'appelle l'Endroit dont un employé a été infecté de bien vouloir nous donner la liste de tous les employés de son service. Cette liste doit être transmise au sous-préfet des Almadies qui va le transmettre au préfet du département de Dakar. Tous les employés de cette société doivent être mis en quarantaine. Ça s'appelle de la responsabilité. mbokk yi nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp xam naa semaine prochaine dinaa si delluwaat encore ci distribution de masques yooyu dinañ ci ànd avec la Croix-Rouge te poste yu ngeen xam ne day nekk ay poste de distribution de ces masques ci poste bu nekk dina fa am ay thermoflash dinañ fa jël température yi dinañ def lépp lu ñu mën a def daal pour ànd ak autorités yi ngeen xam ne ñu ngi xeex doomu jàngoro boobu pour que doomu jàngoro boobu bañ a am fii surtout bu bañ a law fii biir commune de Mermoz Sacré-Cœur en particulier kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla xeeb dolli yokk sutura bi di ñaan tamit yàlla nañu yàlla teggil nattu bi te mbokk yi ngeen xam ne ni yàlla def ñu ngi bitim réew suñu xel yépp ngi ci yéen yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla kattanal jërë ngeen jëf mbokk yi wasalaam. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo.